kon ci manifestation yi des na ci dellu si ci kanam tuuti ci biir xibaar yi. ñu nekk ci jaaxle moo di baykati ceeb ya ca vallée bu Sénégal ndax li leen jaaxal moo di bokk na ci ay gunóor naka noonu it ay picc yooyu lu bari ca la ñu bayoon ca ceeb da ko yàq ñi ngi koy xayma sax ci 8897 hectares lu aju ci nawetub ren bi ci seen gis-gis nawet la bu nar a doy waar nawet la bu nar a gàll góose ba tax ñuy sàkku ci état bu Sénégal mu dugal ci loxoom ngir wàllu leen lu ko mooy mbir yi dina doy waar ci ñoom. mbirum immigration clandestine diwaanu Louga ñu bari nekk ci jaaxle sabab li moo di lu ëpp ñaar fukki ndaw yu jëloon gaal yi dem bàyyeekoo ca village bii di Mbangeen département bu Kébémer ba léegi seeni mbokk kon gisuñu leen tax ñu nekk ci jaaxle donte sax amaguñu lu leer ci seen doom yooyee fan la ñu féete waaye daal nee nañu luy mën di ñëw bettu leen ba tax kon mu jur seenu jaaxle ci gàttal amatuñu ci ñoom yaakaar. wàllu bitim réew Guinée Conakry ginnaaw ay fan yoo xam ne ñoo ngi toog di xaar li nga xam ne moom la cour constitutionnel ba war a dogal ci élection présidentielle yi léegi dogal ba leer na ndamal Alpha Condé moom la dëggal ci 59,50% ka topp ci moom di Cellou Dalein Diallo cour constitutionnel ba nee na 33,49% la am mbokk yi lii moo gën a fës ci xibaaru digg bëccëg gi bu ngeen taaxirloo ñu àndandoo ngeen faram fàcce ko. dellu leen nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ak télévision Futur Média am mbégte mu yaatu ànd ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi ci TFM xibaaru digg bëccëg gi dañ koy doo rek manifestation yi ngeen di gis tey jii ci suba la woon fële ca place Obélisque ñu koy woowee place de la nation ay kuréel yu ëmb ñuy xeexal diine l'islam ñoo fa wootoon ndaje ngir di ñaawlu jëf ji nga xam ne def nañu ko yenente bi l'islam bi di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam caricature yu ñu ko doon def ak wormaam ju ñu xotti loolee ca France la ñu ko defee woon ba tax na ndaje mi ñu amal ca place Obélisque drapeau bu France lakk nañu ko fa naka noonu nataal bu président bu France di Emmanuel Macron ñu daal di ko fay lakk mu di lool moom la ñu xewoon ca manifestation googu amoon ca place Obélisque. ñoo ko gisandoo noonu mu di manifestation yoo xam ne xëy nañ ko ca place Obélisque ndaje mag na mu demee manifester yooyu des na ci dellusiwaat ak Mohamed Samb ma ñu fa yebal jëm ci leeral yu gën a yaatu. ñu nekk ci jaaxle moo di baykat yi bay ceeb te nekk ca vallée du Sénégal ñoom vallée fleuve du Sénégal la tax moo di ay picc daal moo tàmbalee yàq seen mbay ma naka noonee te ay gunóor ak xunoor lu aju ci 8897 hectares yoo xamante ne ji jotoon nañu ko bay lépp yàqu na tax ñuy amuk tiitaange ci nawatib ren bi gàll góose ngir loolee bañ a am nag ngir ñu bañ a sonn bañ a lott ci ni ñu ko waxee moo di bëgg nañu état bi daat leen di taxawu ngir yëf yi bañ a doy waar ci ñoom dañ leen di déglu ñenn ci ñoom baykati ceeb ya ca Waalo ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. nu béy hivernage bi nu béyee gis nga ko gunóor yi ñëw yàq nañ ko yi janax yi yàq nañ ko léegi nag nun amoon na lu dul mbay moom la ñu yaakaar kon tiit nañu sunu ëllëg noog sunu njaboot parce que nun noo ngi basé wu ci mbay mi demoonu di dugg ci gaal yi demoonu ci mbedd ndakaaru yi di xatale manifestation ba am nu dugg ci nun lu nu kii noog sunu njaboot liggéey pour dundal réew mi dundal sunu njaboot lii loolu na béy nag yëpp di bokk yàqu ndax fii lu ko gën li yàq mooy yàlla dafa indi ay gunóor yuy naan ceeb bi janax yi yàlla indi leen fi ñuy lekk ceeb bi loolu yëpp àndandoo problème indil na problème kon nag lu nuy woo président mu jàppale nu fii ay njabootam fi nekk fii itamit dëkk bi commune la ba ngi seese commune waaye dëkk bi village bu mag la dëkk ba nga xam ne ñu ngi ko wax ne 9000 et quelques personnes yi nekk ci biiram kooku ay kër gii di centre de suivi écologique ma ngay doxal benn projet boo xamante ne ji keroog démb ci àjjuma ji ci lañ ko door lu toll ci ñeenti milliards la ñu ci dugal li ñu ci bëgg ci diwaanu Fatick moo di fexe ba fii ak ñeenti at yi di ñëw lu mu gàtt-gàtt lu toll ci fukki junni ak ñaar ci ay hectares yi suuf yoo xamante ne ji xorom dafa am ñu jëlee ko fa Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey
tax a jóg moo di xeex xorom si nga xam ni moom moo yàq suuf si ci biir région bu Fatick lu ëpp ñeenti milliards nag lañ ci def te ñi ko ci def ñoo di waa Fonds vert pour le climat ci région bu Fatick nag nee ñu diirum ñeenti at lañ ko fi fas yéene doxalee li ñu bëgg rek moo di récupérer lu ëpp fukki junni hectares suuf yoo xam ni xorom si daf ko yàqoon. projet bi donc liñ ci yaakaar ci fin projet bi daañu mën a delloowaat suuf si mu amaat kattan mu am kattanoon pour mën ko jëriñoo 12000 hectares yoo xam ni dañu yaakaar ne ni daañ ko liggéey boo xam ni dana am kattan mu amoon avant phénomène bi di ñëw. nee ñu nag juróom-benni commune yoo xam ne ñoo nekkee ci biir département yu Fatick ak itam yu Foundiougne la ñu fas yéene defee projet bu ni mel projet bi fi mu egsee baax na ndaxte dafa egsi ci jamono ju ñuy waxee immigration clandestine. buñ ko tegee ba mu commencé dox ni mu war a doxee à terme ñu ngi ciy xaar ñu war a am 2800 emplois maanaam ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay xëyu ndaw yi nga xam ne moom lañ ciy xaar vraiment te yaakaar naa ne xëy yooyu noonu bu ko projet bi amee dina xeex. benn phénomène boo xam ne tamit dafa dellu si waat dañ ko constaté fan yii muy immigration clandestine. fii ci région bi nag ay xayma wane nañ ni lu ëpp 265000 hectares ci wàllu suuf si xorom si daanaka daf ko yàq ay projet yu bëri nag jot nañoo ñëw ci région bi ngir rek jéem a xeex phénomène bu ni mel waaye projet bu bees bii ne ñoom li ñu bëgg mooy liggéey boo xam ni dañ ciy dugal askan wi ci seen jëmmi bopp. projet bi donc daañu xool projet yi jiitu lan lañ fi def lan moo baax lan la xam ni waroon nañ ko gën a defar sukkandiku ci loolu. pour dérouler projet bi moom bañ koy xalaat li njëkk a def moo di wàcc ci suuf population yi communauté yi fexe ba nga xam ne ñoom tamit ñu ànd ak projet bi gunge projet bi jàppale projet bi. bu weesoo nag centre de suivi écologique ñi nga xam ni ñoom ñoo fas yéene doxal projet boobu ci biir région bu Fatick bokk na ci institut national de pédologie réseau africain pour le développement intégré ak itam union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources. Mbengeen village la bu nekk ca département bu Kébémer ñu bari ci askano ñoo ngi ci jaaxle li leen ëlëm jamono ji moo di seeni doom ñu ca bari dañoo jëloon gaal gi mbukk wutali bitim réew boobaa ba léegi nag amuñu ay xibaar jëm ci ñoom tax ñu nekk ci jaaxle donte sax amatuñu ci ñoom yaakaar waaye daal ñoo ngi toog di xaarandi ba xam ana seen doom yooyu lan la ñuy dégg ci ñoom ney xibaar Louga ñu ànd fa ki leeral ak Thierno Fall. fii di Mbengeen ab gox la bu fare ci département bu Kébémer fii nag askan wi fi yeewoo jamono yi ci njàqare ak tiis la ñu nekk ndax lim bu takku ci seeni doom ñoo fi bàyyeekoo woon jëm bitim réew jaare ko ci mbëkk mi. un nombre exact mënuma ko am personnellement xawma sax ñi ci dem diw la wala diw parce que fii dëkk bu mag la mais da ngay dégg te bu événement amee rumeur yi dafay bari parents yi aussi mook ñeneen ñi fi nekk ñoo yem ci affaire bi. kenn xamul affaire bi fan la déparé ak fan la yem. ndaw yooyu nag ba fi mu toll nii kenn xamul ci lu ñu ne seeni waajur yi ñu bàyyi ginnaaw nekk ci situation yu metti lool di ko dund. metti na lool parce que fi mu toll nii dañuy demee xalaat rek njort rek la ñuy demee naan faatu nañ mais kenn mënu la wax exactement lan moo ci am waaw ñun dañuy dem ba am ci yaakaar ne faatu nañu mais dara leerul ci fi mu toll nii waaw mu nekk loo xam ne nag. situation bu difficile actuellement ci dëkk bi daal. waaw ñu daan fondoo ñu daan ànd ñu daan bokk fenn fu ñuy fréquenté ñu daan bokk fenn fu ñuy toog métti na trop nag mais sant yàlla rek. waa dëkk bi nag bokk na ci li leen gën a jaaxal muy naka la xale yi def ba dem ak kan moo leen doon yóbbu. parents yëguñu tinu man miy wax ak yow yëguma tinu ma parce que man ku ma tàggu ne ma da ngay dem ci géej dama naan la bul fi jaar toogal ba mën a am biir boo mën a demee mbala bu fekkente ne am nga loo mën a installé fii ci réew mi. nga installé fi liggéey parce que ay nit a ngi fi liggéey di daan seen doole fii te ñu dem Europe ñëwuñ leen. li nga xamee ni nag moom la ñu jàpp ni moo xiirtal xale yi ñuy gàddaay wuti bitim réew mooy ñàkkum xëy bi nga xamee ne rek moo am ci réew mi. dëkk bi boo gisee nit ñuy jaar ci gaal yi doo fekk ni gisuñu leen luñ jàpp mooy loolu loolu tax booy siisu dem ci gaal loolu doomu la bëgg a tekki bëgg a dimbali seen day seen waay may ñaax booy rek pour ñu toog lu mu métti métti ñu toog rek xam ni mooy loolu. état am na ci ay responsabilité parce que réew ku ko jiite responsabilité wu jeunesse bi ci seen liggéey ak seen ëllëg ci sa loxo la nekk. bari na fi ñuy jàng y a des diplômés mais pratiquement tous sont des chômeurs mais loolu aussi dafa nekk loo xam ne dafa xaw doy waar parce que nit ki bëgg a daan dooleem bëgg a liggéey bëgg a tekki xëy na ñi ciy jaar ci mbëkk mi seen xel moo toll noonu pour ñu jaar fa parce que ñoom dem nañ ba loolu rek la ñu gis. et pourtant il y a d'autres solutions mais d'abord solution bi état bi moom moo mën a joxe moom moo mën a def solution ci loolu.
fi mu toll nag xibaar yi nga xamee ni moo tukkee ci ñenn ci askan wi mooy lu ëpp 20 fukki ndaw bàyyee ko woon nañ fi jël gaal yi jëm bitim réew te ba léegi kenn amul ci ñoom benn nouvelle démb ci àjjuma ji nag waa dëkk bi daje woon nañ wàccee ay kaamil ñaan ci yàlla ñi nga xamee ni si mucc nañ ci ca nekk ci ay jafe-jafe yàlla gindi leen ñi nga xamee ni nag ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ñaanal leen yàlla tàbbal leen aljannatu fil dawsi. bàyyeekoo Louga wutali diwaanu Podor diwaan googee gis nañu ne woppi coronavirus yi mu di Covid 19 gi bari na lu mu fa yàq lool laawatina ci wàllu koom gi benn ca moo di jaaykat yi nga xam ne ñoo ne woon ci tig-tigal googee ñu ca bari fabo nañu dellu fa ñu jóge woon boole ceekit lu aju ci dundu ga gën a doy waar ci askan wi donte sax mu di mairie ba foofee di association yi taxaw doomu aadama yi ñoom taxaw nañu temm ci jàppale askan wi ngir dundu gi gën a woyof ci ñoom waaye koom git gën a bañ a doy waar ci seen boor loole mooy doxin wi ñu fas yéene teg ngir jàppale ko askan wi Ousseynou Diop Habib Seck ciy leeral. di dëkk boo xamante ni dafa nekk ci frontière Sénégal ak Mauritanie fii nag Covid 19 bi andi na fii loraange ndaxte askan wi ñu ci bari dañu nekkoon ci jafe-jafe bi Covid 19 bi tàmbaleeg léegi koom-koom bi dafa gën a na sax dem beeg dikk bi itam naka noonu. loolu moom force la parce que di nga gis ñi nga xam ne dañ demoon Dakar toog fa mëntuñ dellu si liggéey bu ñu amoon fii dafa sooxe wala ñu nekk fii waroon dem Dakar di jëli ay bagages wala leneen mëntuñu woon dem. si nag loolee gën a mën a dakk tax na ki nga xamante ni mooy adjoint maire bu Podor yëkkati kàddu nag jëmale ko ci nguur gi nii dañ leen war a gën a mën a jàppale. voilà aujourd'hui yooyu yëpp donc gisatuñ ko alors ce qui veut dire que Covid bi waxuma la impacté mais def na sax lu weesu impacté ci population yi. fu boo ma mën a Podor dépp doo mën a Podor foo munti nekk nag nga nekk au niveau extérieur wala nga nekk au niveau du Sénégal même li nga war a def mooy ñëw. ci jàppale boobu association May Fay dugal loxoom ci gafakaam ngir nag mën a jàppale ñeneen ci askan wi nga xamante ni jamono jili dañu sonn tay ndaxte dund ga ñuy dund weer yan la. waaw léegi ñu ñëw fii ñu indi suñu asako yéene suñu denrées alimentaires yi nga xam ni indi ko fii ci Podor pour population Podor yi nga xam ni vraiment dañoo sonn parce que ñëpp xam nañ ni feebar bi li mu def ci dëkk bi ci ñëpp sax dégg nga ba ci dëkk ba ci Podor am na ñi nga xam ne ñu bëri seen liggéey dafa yàqu dégg nga ñi nga xam ne amuñu woon dañoo gën a ñàkk donc léegi pour xeex jàppale leen suqali leen si ñàkk bi léegi ñu ne nañu indi. ci bare dañu doon liggéey file ci frontière bi diggante Sénégal ak Mauritanie waaye bi Covid 19 bi commencé ak léegi si lañ doon jaayee tëj nañ ko wuti leneen. woppi coronavirus ji mu di mbas mi ci réew mi ak tolluwaay gi tey jii jàngee nañu ci communiqué bu bàyyeekoo ci ministère de la santé ak action sociale ci ne am nañu fukki cas coronavirus ak juróom-ñaar yu yees mu di 17 nouveaux cas ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti test yoo xam ne def nañu ko cas yeeg ni ñu tëddee ñeenti cas contact ñoo ca nekk am na it fukki cas communautaire ak ñett amul benn cas importé boo xam ne nemmeeku nañu ko ci amul it kenn koo xamante ne ji kon gis nañu ne ñàkk na bakkanam ci mbas mi ci 24 heures yi ñu génn. bu ñu sukkandikoo it ba léegi ci waa ministère de la santé ak action sociale moo di ci ñi nga xamante ne ji ñoo nekk ci loxoy docteur yi ñu leen di faj ndax woppi coronavirus ji seenub lim mi ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeent. njiitu réew mi Macky Sall jël dogal ci ne ñii di médecins yi seen âge retraite danañu ko yóbbu ba mu yegg ci juróom-benn fukk ak juróom maanaam 65 ans lu ni mel docteur Amadou Yeri Camara mi secrétaire général bu SAMES di syndicat autonome des médecins pharmaciens dentistes du Sénégal di ko rafetlu teg ci it xamle sax ne médecins yi nga xam ne dañoo retraité ñoom gis nañu ne ñu bari ci ñoom dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci xeex woppi coronavirus ji ci naka mi ngi koy leeral ci micro Bakary Konté Xaali Jàmme seetloo ne docteur yi dañuy def njàng mu gudd njàng bi nu mu gàtt-gàtt dina nekk juróom-ñetti at ñu toftal ci ñeenti at wala juróomi at pour nekk spécialiste loolu day tax ñu yéex a dugg fonction publique bu loolu weesoo mooy aussi ñu am benn liggéey boo xam ne noo gën a yàggee ci gisi malade gën a am expérience gën a xarañ donc loolu yëpp nag nguur gi bi mu ko seetloo xam ne niñ ko gisee yeneen dëkk bi di ko gisee yeneen même fonction ci biir Sénégal comme magistrat yeeg ak professeur d'université yeeg yeneen yi nga xam ne ci âge boobu la ñuy dem retraite mu ne ñii pour bénéficier seen xarañte soxla nañ ñu yéex a dem retraite ñu tegal leen juróomi at donc loolu nag dañ koy rafetlu parce que quand même nguur gi buy sàmm kàddoom
dina gën a dalal secteur de la santé bi ñu am moins de grève moins de yëngu-yëngu. ñu rappeler ko nag ne am na ay yeneen accord yoo xam ne des na matérialisation bi feebar bi commencé law ci dëkk bi ñi naan OMS recruter nañ ak yeneen organisation internationale yi liggéey ci santé recruter nañ médecin chef de région yi ñi ci ëpp ñi nga xam ne dañuy soog a dem retraite. Mbayeen Pël dëkk la bu nekk ca Fandène ga ca Kees fan yi yëpp ñoo ngi déggul coowal suuf lu fa askan wa di jébaane doon ko ñaxtu ko xultu demoon sax bay tuumal ki nga xamante ne ji moo di secrétaire municipal bu mairie ba di Martial Ndione ci ne la xew loxoom génnu ci moom secrétaire municipal bi di Martial Antoine Ndione indi na ci ay leeral ñu teewlu ko ci waxtaan wi nga xam ne seq na ko Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. dafa ñaan pour que jeunes yi ñu wutal leen liggéey parce que li am ci géej gi nekk na lu ñaaw te lu ñëpp ñaawlu ay jeunes villageois yi organisé woon amoon seen projet bi nag dox na ay at mais mu jóge mu taxaw yàlla def ñu gis benn promoteur boo xam ne bi pare na pour accompagner leen pour ñu relancer projet boobu ñëpp mën ciy liggéey biñ ko waxee monsieur le maire vraiment ñu am ci mbégte lool kontaan ci lool ñu xam ne lii dina bu ñëpp defee nii projet agricole buñ koy yokkee yombal ko nit ñi xale daañu mën a liggéey te dinañu mën a toog seen dëkk liggéey gagné seen dund bu baax mais am na ñi nga xam ne suñu mbokk lañu Haalpulaar lañu parce que ay sàmmkat lañu ñu ngi fa mais li leen jegewuñu fa sax parce que dañoo xam ne ils ont droit war nañu dëkk bu rafet war nañu am zone de pâturage pour que seen jur gi mën a nekk à l'aise ma rappelé ni daawati jéeg le 1er juin 2018 amoon na waxtaan bu amoon monsieur le maire yónni woon ma waroon diriger une délégation ak suñu mbokk séeréer ñu waroon waxtaan suñu mbokk sàmmkat yi mais bañ fa àggee le temps que ma présenté waxtaan ak ñoom xeer yi commencé taw suñu kaw ñu gaañ mag yi ma àndaloon ñu toj oto bi nga xam ne ministère des forces armées moo ko moomoon te bu ñu joxoon moo ko mu nekkoon sama véhicule de service. ma wax ni keroog ñëw naa effectivement ak sama arme yor naa ko ci sama sac mais li ñuy def tour bi yëpp sac bi ba tey kenn ubbiwu ko kenn gisul arme kenn gisul bal kenn gisul dara te ñu ngi noonu di wax ne génne naa arme tiré naa yooyu avec sosta ça ne tient pas musul am tey musul am ëllëg donc ku ci nekk na tey fu mu nekk xam boppam ñu ànd ci jàmm liggéey Sénégal liggéey suñu gox ku ci nekk yor sabab yor yoon bu rafet. Aminata Touré am na ndëgër lay lu wér ci wàllu politique loolee mooy gis-gisu professeur Mamadou Diouf jàngalekat la ci université Columbia ba ca États-Unis newoon démb gànnu émission bii di info soir d'info ci RFM foofee ca la yëkkatee ay kàddu di xamle ne daal ñu jiital conseil économique social ak environnemental la woon mi ngi ci pexe di nas ay yoon ngir wutali 2024 yooyu la présidentielle ngir seet nu mu ko gagné ñu teewlu kàddu yu professeur Mamadou Diouf ci soir d'info ci télévision Futur Média. Mais Mimi Touré est différente. Parce que Mimi Touré moom dafa wuute ci wàllu politique moom culture politique am boo xoolee wuute na ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tudd booba léegi te ñu jóge ci gouvernement bi boo xoolee culture politique am nekk na culture politique bu dëgër. Politiquement qu'elle est très forte. Ça c'est la première chose. man déglu naa ko la le fait que mu deuxième nangu teew chose ci c'est passation de que service sans je l'ai écouté moom moo ko war quand a elle wutu ci fait bopp son conseil économique social ak le fait environnemental même qu'elle ait nekk na ab accepté geste de faire politique cette bu am solo passation boo xam ne dañ koy rafetlu. Elle n'a pas parlé de Macky parce que c'est pas Macky son problème. Pendant tout son te itam nekk na loo xamante ni yomb na tuddul benn yoon Macky Sall moom du Macky Sall mooy problème am ndax xam nañ ne Macky Sall sax warta bokk ci jongante palub njiitu réew mi bii di ñëw te boo dégloo itam madame Touré da nga xam ne moom mu ngi xàll yoon wi ngir mën a bokk ci jongante yooyu. Elle va faire partie de la lutte pour le pouvoir. mi ngi noonu kon professeur Mamadou Diouf yooyu les kàddu mi ngi ko yëkkati ci soir d'info ci télévision Futur Média démb ci àjjuma ji la woon. ministre affaires étrangères ba woon di Amadou Ba jël nay lengeem jébbal ko ki ko war a wuutu ca bopp ministère boobee di maître Aïssata Tall Sall passation de service gi démb la woon Amadou Ba dellu siwaat ci liggéeyam boo xam ne def na ko foofee ca bopp ministère ba xam ne ci yan ponk la ko wékkoon bokk na ci diplomatie waaye it dëkkandoo gi seet nu mu gën a rataxe ka ko fay wuutu di maître Aïssata Tall Sall ne it loolee la fas yéene wéyal ak it gën a ñoŋal la tax ñu teg ko fa leerali Cheikh Diop Amadou Ba. ki nga xam ne moom la ñu dénkoon wàllu biti réew daal dinay jox lenge yi ki ko wuutu jamono yi di Aïssata Tall Sall Amadou Ba di xayma li nga xam ne jot na ko fee def bi mu nekkee ci département bu diplomatie bile. d'abord ak suñuy dëkkandoo li ñuy wax bay ci sa wewu tànk xam ngeen ni adduna bi dafa lëj am na ay réew yu bari du teggin
ma leen di tudd ci yenn anam yi mais gis nañ fi ay jafe-jafe yi Mali amoon gis nañ ci taxawaayu président gis nañ fi jafe-jafe yu Gambie amoon gis nañ ci taxawaayu président gis nañ fi aussi Mauritanie yàlla boole ñu wërsëg ci yeneen anam wala yeneen dëkk mu andi xiiroo ak ngaayoo waaye sunu diggante defar nañ ko nu mu gën a rafete ba nga xam ne alal ji ñoo ko bokk mu mën leen aussi informer la ñu def ak Mauritanie def nañoo Guinée Bissau lu mel noonu. ki lay doon soxna si njëkk bi ñu dénk wàllu biti réew moom mile di xam ne rek ne lim fi fekk la wëyal waaye dina def kéem kattan. alhamdulilah rabbil alamin mandarga yooyu ñu waxoon sànq yépp Sénégal am na ko mu doon ay ndam yu am solo ci biir àddina bi kon bokk ci loolu la ñuy continuer waat topp sa tànk topp sa li ñu conseillé ba incha allah yow it succès yi nga am ci ñu li si sargaal yàlla may ñu am succès au minimum yu day noonu bu ñu sañee succès yu ëpp foofu ndax loolu yépp Sénégal rek. mu nekk ab mission bu muy wëyal bu ñu sukkandikoo ci Amadou Ba xayma waaye tam xam doomi réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca biti réew. Grâce à ce recensement nous pourrons faire bénéficier à la diaspora. xayma sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca tugal njortu naa ne lu ñu war a def la mu ñeel wàllu politique bi ak itam programme bi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall daal dina koy def waaye itam xam ngeen ne département bi lee lu ñu gën a war a mën a ñoŋal la ngir rek mu daal di def li nga xam ne moom la ñuy séntu ci moom yow nag li nga xam ne moom la ñu la dénk man mi le gëm naa ne loo xamante ni looy àggali la. ñile daal di joxante yoxo saafonte moom Amadou Ba di xam ne rek ne Aïssata Tall Sall du wét benn yoon ci li nga xam ne moom la ñu ko dénk saa su nekk dina wéy di ko xelal waaye itam daal di koy gunge ba rek mu daal di ci am ndam. dem ak yéen mbokk yi ci université Cheikh Anta Diop bi fii ci Ndakaaru campus social ba seetlu nañu fa loo xam ne ñaari boo fa rombee sa xel dana ca dem ci lu baree bari mu di ñaari statut yu ñu fa def benn bi ci buntu université ba la statut buy mandargal professeur Cheikh Anta Diop mi ñu tuddee boobu la université boo duggee ci biir it danañ fa seetlu benn livre boo xam ne def nañu ko fa mu di mandargal xam-xam bi ñuy sàkku si ci joojule daara ñi nga xamante ne ji ñoo nekk ci université ba ña ko fa def ak ña fay romb gis-gis bi ñu ci amee lépp Alhassane Ba taataan na ko ci biir reportage ànd ceeg Gervais Yaw. bokk na ci statut yoo xamante ni duñ koy faral di gis lu bëri guddaayam toll na ci 2 mètres ci liñ ko teg itam toll na ci 1 mètre ak juróom-ñett kilogramme yi boo ko nattee juróom-ñetti téeméer la ci wàllu bronze. nataal bi mu ngi wone professeur Cheikh Anta Diop moom docteur Mamadou Diang Diallo moom mooy ki ko defar. Cheikh Anta Diop nag dafa nit ki nga xam ne lu mu liggéey ci Afrique dafa bëri nga borom xam-xam la woon nit ko xam boppam la woon nit la koo xam ne aussi bëgguloon dépendre ci kenn. ñu moon ko mun a sargal bi nag mooy ñu jox ko lii nga xam ne moom moo ko yeyoo monument bu toll nii ndax amuloon. ab monument la boo xam ne képp ki fi romb rek daañu ci bàyyi xel te muy wone beneen xar kanam jox ko université bi. rond point bi sax mën nañ jàpp ne mën nañ ko duppee ni ki tey rond point Cheikh Anta Diop beneen monument itam bi yoon ci biir campus social bi. ab livre la boo xam ne wàllu métal lañ ko defaree étudiants yi di Ousmane Dieng ak Chérif Tahir Diop. ñoom ñoo ko defar. sculpture métallique ay tôle yu ñuy jël tôle la ñuy jël ay tôle yu ñuy importer moom la ñuy jël assembler ko mais liggéey bu gën a métti mooy naka lañ koy assembler parce que lu nekk calcul la def calcul yi pour maanaam dëngu livre bi naka la nit yi di def ba mun a lire bind bi nekk ci kaw ak li nekk ci ginnaaw ba ñu mun ko xàmmee ba pare esthétique bu ñu ko defaree taar bu ñu ko defaree pour mun a dissuader lépp lu mun a xew fii comme ñaawteef nit yi mun bàyyi ci xel mun a rus. livre bi ñoom seen idée la statut bi seen idée la aussi bon biñ ñu ko waxee ñun ñu rafetlu ko donc moom mu rafetlu ko mu demandé ñun ñu accompagner leen techniquement pour que loolu mun a nekk. édifice yi bokk ci li nga xam ne dana gën a yokk jàmm ci biir espace universitaire bi. ndax am na lan boo ko xoolee boo ci tegee say bët doo ko yàq te aussi boo gisee fii dafa nekkoon domaine boo xam ne dafa doon gën a jege policier gi dañoo gën a jegeerloo mais léegi def nañ fi benn zone tampon boo xam ne ku nekk da ngay nekk sa place. bon ñun remarqué nañ ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi que ni effectivement bi liggéey yi commencé ba léegi ñun gis nañ ni dal am na ci biir université bi. mais aussi luy changer mentalité tey gis ngeen nuñ ko defaree nii xam naa étudiants yi duñ fi ñëw di grève tey dinañu changer les formes de revendication. ak décor bu yees bi
Cheikh Anta Diop gën na fës ci biir université bi nga xam ne moom lañ ko duppee te itam beneen cadre la wone étudiants yi seen bopp ci li ni mel daañu gën a xam ki nga xamante ni moom mooy seen parrain. xibaar yu ñeel bitim réew ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média Guinée Conakry la ñu koy dooree ak dogal bi nga xamante ne ji kon cour constitutionnelle ba jël na ko ci samedi tey ji dogal bi mi ngi jëm ci dëggal ndam li nga xamante ne ji Alpha Condé am na ko ci élection présidentielle yi ñu fa doon amal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre la woon bu ñu sukkandikoo ci chiffres yi nga xam ne cour constitutionnelle bu Guinée Conakry joxe na ko nee na Alpha Condé mi ngi am 59,50% ci ñi woote ka topp ci moom di Cellou Dalein Diallo am lu toll ci 33,49%. recours yi ñu jotoon a déposé jëm ci ñetti opposants ya foofe dimanche benn fan ci weeru novembre ginnaaw bu ñu ci génne ñu jàpp ne ba fi mu nekk nii daal amu ci dara loo xamante ne ji kon lañ ci doon séntu am nañu ko ci gàttal. yooyu les recours dañu ko neenal fàttali it nekkoon commission électorale nationale indépendante ba di CENI moom moo njëkkoon a joxe résultat provisoire commission ba na mu ko waxee woon moo di Alpha Condé moo am ndam waaye 59,49% la am Cellou Dalein Diallo topp ci ak 35,5%. ginnaaw Guinée Conakry dañuy dem ci réewum Côte d'Ivoire ak xibaar yu ko ñeel seetlu nañu ne porte-parole bu conseil national de transition di Afi Ngessa moom arrêté nañu ko teg nañu ko loxo biig bu ñu sukkandikoo ci xibaar yoo xamante ne ji ñi amee wàllu kaaraange ga ñoo ko xamle nañu ne daal ñi ngi ko jàpp ci jamono joo xamante ne ji da doon jéem a génn frontière bu Ghana moom ak ki nga xam ne moo di président Front Populaire et mu di FPI di Afi Ngessa ak Mabry Touax di président Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire ñoom ñaar ñépp yoon da leen doon wër bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi leeral yu bàyyee ko ci procureur de la république ba di Adou Richard ab conférence de presse kon la doon amal nag démb ci àjjuma ji fële ca palais de justice bu Plateau. élection présidentielle yi ca réewum Amérique boobu ba léegi kon xamaguñu kan moo jiite moom il réew ku gagné élection yi yëf yi tar na lool ci diggante kii di Donald Trump ak Joe Biden waaye seetlu gi moo di bari na foo xamante ne ji Joe Biden moo ko fa jiitu ndax ñi ngi wax ne am na lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ay grands électeurs ki nga xam ne moo di Donald Trump mi ngi toll ci ñaari téeméer ak fukk ak ñeent ci ay grands électeurs des ca réewum Amérique googe ak lu ñu fa seetlu démb loo xamante ne ñu koy faral di gis bariwul mu di président de la république bu toog ci télé di wax ñu dagg discours am ndax nee nañu la muy wax waxuwul loolee gis nañu ko démb ci Amérique laaj nañu ko nag ki nga xamante ne ji moo jiite Sénégal neewoon na jamono it ambassadeur u Sénégal ca diwaan boobe mu di Babacar Diagne li mu xamle moo di fële ca réewum Amérique chaîne privée yi ca bari dañu responsable te dañoo moom seen bopp te loolee nga xamante ne ji kon def nañu ko mbir la moom des cee war a jànge Pape Fara Ñing Mohamed Dieng ànd nañ ci ak moom. ay fraude di ay njuuj njaaj yoo xam ne ñii di démocrate yi ñoom ñoo ko def nar a yàq élection présidentielle américaine bi accusation yu nu mel chaîne américaine yi naqaru ko ba tax nag discours Donald Trump yi ñu daal di koy dagg en direct réaction bi nu mel nag bettul kii di président bu CNRA nekk fii ci Sénégal. xam nga c'est des chaînes privées ñoom chaîne yëpp c'est des chaînes privées te de bon kenn amul xaalis amul ay dëmmali xaalis ci chaîne yooyu ñoom ñoo seen xaalis def seen chaîne te dañuy responsable bu ñu gisee ne ñii lii di yàq seen réew di yàq dafa am jeexital bu bon ci seen askan dañuy def attention ñoom ñëpp. ñoom xam nañu lan mooy régulation et dañuy liggéey toujours ak beaucoup de responsabilité. ki nekkoon ambassadeur bu Sénégal foofu ci États-Unis jàpp ne nag li jëm ci wàllu régulation foofu ca dëkk ba dafa nekk loo xam ne médias yi doon koo fonk lool. En 2004 Janet Jackson ci benn émission ba amoon benn match la moo ne ci mi-temps bi weenam moo feeñoon rek moo feeñoon ci benn émission en direct ñu ngi ko sanctionné par la FCC ñoom mooy seen CNRA $550,000 mooy lu ëpp ñetti téeméeri millions nga war ko fay ci CFA lu ko ëpp nga xam ne kon dafa doy waar moo tax ñoom du ñu egsi bu ñu leen di sanctionné dañu war a seet loo xam ne lii moo méngoog seen jamono. lu nekk loo xam ne ëttu taskatu xibaar yu Sénégal war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee ñu mën a tee bañ a génne ay kàddu yoo xam ne amul bopp amul genn. li ko waral nag suñu dëkk yi xamuñu régulation mooy dafa yéex a ñëw dans le monde francophone boo gisee France par exemple régulation mu nga fa ñëw 1982 Sénégal mu nga fa ñëw 1991 kon xamaguñ ko bu baax
fii xam nga def fi loo xam ne lii dafa indi jeex jaaxa ki suñuy force militaire suñu constitution daf ko bañ kenn lépp lu jëm ci boobu yoon rek boo ko naree def seet na la ah attention dama lay dànkaafu yow nag yaay seet noo ko teree moom du la teree day dànkaafu rek war na ci jàng daal ne ñun war nañu responsable trop par rapport à li ñuy jox suñu ñiy seetaan rajo auditeurs yi téléspectateurs yi dafa am solo li leen di jox day am jeexital ci xale yi ci seeni bopp am jeexital ci askan wi suñu nekkin ñun en tant que askan. responsabilité chaîne américaine yooyu ñu def ba coupé kii di Donald Trump en direct loolu nag war naa inspiré bépp ëttu taskatu xibaar bu ko defee rek jàmm ji am ci biir réew ñu mun koo préserver. mbokk yi foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futurs Médias amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen doon leen ko yeggee gërëm équipe bu rédaction bi fare woon ci ginnaaw équipe bu technique bi ñu ci àndaloon gërëm leen ci teewlu gi xibaar yi dina dellu si waat ci télévision Futurs Médias 19h30 lay doon bu ci yàlla àndee yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu yendoog jàmm.